man je pense que mënuma fay tey waa Cité Lamine ndax sedd na ngelaw na te guddi na te terewul kenn ku nekk ci yéen mu ngi ñëw toog sama engagement ci politique li ko motiver principalement mooy yàlla peut-être daf ma nattoo parce que damay jàpp ne nattu la parce que amaana peut-être bu ma yàlla mayul woon ma am xam-xam boobu mën na am peut-être du ma metti mais yàlla daf ma nattoo maanaam sama xam-xam màcc jëm ci wàllu développement ak nu ñu yëre réew te ma gis Macky Sall ni mu fooyee Sénégal mu metti ma trop ma ne mais ñun Sénégal ak li fi nekk ci ay borom xam-xam nekk fi ci ay ñoo xam ne ci àdduna bi yépp ñu ngi leen di wër tey Sénégal foo dem ci kuréel boo xam ne fu ñuy toog di dogal la ci wàllu lu jëm ci wàllu développement ak lu yokk àdduna bi di nga ko fekk doomu sénégalais mais ñu wëlbatiku sunu réew mi ñu am fi un président boo xam ne mu jàpp réew mi di ko foye di def loo xam ne kenn xamul lu muy niru xam nga yow boo jëlee ab autoroute nga def ko diggante Dakar ak aéroport Diass déjà autoroute bi li mu jar ñëpp a ngi koy jooy parce que dëkk boo dem tey ay Maroc ay réew yu bari boo fekkee tey autoroute tey kilomètre bi di jar 1,5 milliard ñun fii ñu liggéeyee kilomètre autoroute 5 milliards te ñun Sénégal yàlla dimbali nañu suñu réew mi amul montagne amul xeer amul dara lépp comme basan bu ñu lal la foo mën a jógee dem feneen fii da ngay daw ba àgg foofu mais kon lan moo war a mën a tax Sénégal ñu fi war a mën a defar autoroute à 5 milliards mais loolu doyul autoroute bi pareegul sax saturé gul mu ne ko fa ñukk dem ne yow dafay indi ab train ñu ne wax TER def ci 1000 milliards. est-ce que xam ngeen lan mooy 1000 milliards junniy milliards ci jamono boo xam ne autoroute bi ngay defar yow pareegul saturé gul te pendant ce temps bu nekkoon rek def chemin de fer moo ko ñor mais wax dëgg yàlla mais ñun fii am nañu avantage diggante Thiès Dakar mais on a une double voie de chemin de fer maanaam am nañu ñaari tali am nañu ñaari raay yoo xam ne train mën nay jóge fii Thiès di dem Dakar train di jóge Dakar di ñëw Thiès duñ laale duñ jote dara mën nañu waxtu bu nekk train départ Thiès dem Dakar waxtu bu nekk train jóge Dakar ñëw Thiès te duñ laale ñu te bu boobaa bu ñu ko defoon je pense que dinañ dundal dama ñëw rek may leen ma dinañ dundal Thiès dinañ dundal parce que chemin de fer ku ko dundal rek dundal nga Thiès parce que li bootu ci gannaaw chemin de fer moo bari mais xeex bi ñu nekk di xeex Thiès depuis 15 ans ba tax yemuñu rek ci arrêté projet yi nga xam ne ñoom la ñu commencé woon moom la Idrissa Seck commencé woon Thiès yemuñu ci de xam luñ def dañoo seet bépp fànn boo xam ne bépp secteur boo xam ne doon na jur koom-koom ci Thiès wala li ko wër ñu rey ko ñu rey chemin de fer doyul ñu rey tourisme bi fii Mbuur doyul ñu rey pêche bi napp bi doyul ñu jàpp nag léegi doomu Thiès waay di leen rey benn par benn gis ngeen man mi di wax ak yéen peut-être dinaa leen wax loo xam ne tey peut-être sama waa kër sax mësuñu ko dégg ma wax ko parce que bëgguma koy wax ci biti man sama bopp dañoo def bulletin ci man envoyé ko président Macky Sall ne ko kii nii méfiewul ci moom parce que cadre sénégalais la te tubaab bi fonk nañ ko ndax boroom xam-xam la mu fab ma rey parce que la ma fekk ma doon def di liggéey moom la fab faagaagal ko kon képp boo xam ne Thiès waa boo gisoon muy liggéey ca la mu nekkoon di liggéey fexe nañu rey la parce que rek bañ nañu Thiès jóg parce que bu ñu jógee xam nañ ne Thiès ku fi jóg force nga ànd ak Idriss Seck parce que xam nga lu tax nga ànd ak Idriss Seck parce que ñun Thiès dafa am lu nekk suñu deret lu ciy daw ñun ay góor lañu Thiès ñun ay góor lañu ay bañkat lañu te bañkat boobu man mii di wax ak yéen man dama ko nàmp bañ man sam papa cheminot la woon dafa def grève des cheminots de 1947 da koo def 8 mois mu grève toog ci këram
di xiif di mar te boobu temps tubaab yi fi nekk Thiessois yi bañ di xeex ak tubaab ba tubaab yi bi ñu nangoo satisfaire seen plateforme boobu tey ma wax leen ko moo indi li ñuy wax indépendance parce que keroog bi tubaab bi pare ci loolu moo indi indépendance. Je parle sous le contrôle d'enseignants qui sont là qui enseignent l'histoire. Plateforme revendicative bu cheminots yi en 1947 moo indi indépendance kon Thiès xeex dafa yàgg ci ñoom Senghor doon na wax naan bépp politicien boo xam ne bëgg nga jàmm bëgg nga sa avenir fii politique moytul ma Thiès ndax ñoom bu ñu jógee di xeex duñ bàyyi de duñu bàyyi te ñun duñ mës a bàyyi comme li ngeen wax tant que Idriss Seck mi yóbbuñ ko au niveau de la plus haute sphère de ce pays là loolu mooy benn bi. ñaareel bi mooy pourquoi ñu engagé wu ci Idriss Seck man Idriss Seck daf ma teral déjà te demaguñu fenn te man su ma teralee teral na Cité Lamy teral na Thiès ndax li tax ma mooy Idriss Seck ñëpp xam nañu xarañam waxuma xam-xamam de dama ne ñëpp xam nañu xarañam xam nga xarañ ak xam-xam bokkul. xarañ da ngay am xam-xam ba pare xam pexe yi ngay jaar pour utiliser sa xam-xam ba nga xam ne situation bu taxaw rek nga mën a génne solution boo xam ne loolu mooy xarañ nit mën na am xam-xam te du am xarañ mais Idriss Seck ñëpp xam xarañam gis nga ni mu liggéeyee Thiès ci indépendance 44 bi ngeen di wax ci ngay xam xarañam parce que dafa indi lu ñu tuddee grappe de convergence loolu dépassé gouvernement Ablaye Wade ñu ne dafa sàcc xaalis alors que xam lu mu def grappe de convergence xam ngeen mooy lan dafa ne ministre bu nekk demal nga xoolal ma ci sa budget bi nga prévoir fii ak ñetti at lépp loo xam ne dañ ko prévoir da nga ko prévoir woon Thiès génneel ma ko nga daal di xool sa programme ñetti at li nga prévoir woon def Thiès yëpp commissariat de police bu ñu waroon tabax marché bu ñu waroon tabax tali bu ñu waroon tabax ministère bu nekk génne li mu prévoir woon def Thiès ñu dajale ko mu ne léegi xam lu ñuy def nañ leen ko dóorandoo ci benn at mu jeex ñu jàll ci beneen dëkk biñ ko dóoree gars yi ñëw wër Thiès xool ko ne kii sàcc na xaalis dëkk bi alors que il n'a fait que xam nga aller chercher dans les différents budgets li nga xam ne c'est prévu pour Thiès pendant 3 ans il l'a rassemblé il l'a réalisé en une année mais loolu xarañ moo koy maye donc man ma ne daf ñu teral ndax ku xam xarañam xam bëgg xam-xamam ak bëgg lu baaxam man mu ñàkk solo mi doyadi su ma bindee proposé ko ci programme am ne ko man de dama xalaatoon ne boo defee lii def lii sa programme mën naa baax ñu jox ko Idriss Seck liir ko ne mais d'accord naa ci à 100%. ma defe ne ay waxtaan la rek ay dig la rek mu bind programme am li ma ko waxoon mu def ko ci à 100%. tey bu ngeen xoolee programme Idriss Seck li ci nekk lépp lu jëm ci wàllu décentralisation ci aménagement du territoire maanaam aménagement territoire dafa baax ci réew parce que xam nga lu tax mooy waral kenn ku nekk fa nga cosaanoo fa nga fekk baax nga toog fa tedd fa ndax la nga war a am dana la fekk parce que nit ki bu toogee fa mu war a toog fa mu nekk moo xam Kédougou la wala feneen tali fekk ko fa ndox fekk ko fa fajukaay fekk ko fa école bu ay doomam fekk ko fa koom-koom bu mu dundee fekk ko fa mais lu mu wut Dakar est-ce que dina jël gaal ah loolu mooy aménagement territoire loolu lépp ma def ci ay proposition mu nangul ma ko ba pare def ko ci biir programme am kon man dama ne Idriss Seck man déjà teral na ma ba pare man bu fi yemoon sax man doy na ma sëkk te bu ma teralee teral na waa Thiès teral na waa Cité Lamy parce que man Cité Lamy laa dëkk yi xam nga Sénégal ci Macky Sall dañ cee dund lu doy waar man maa ngi bind bëgg dem benn article ci journal ma ne Macky Sall bu nekkoon dafa nekk consultant bu nul lay nekk parce que consultant boo xam ne bu ñu la joxee commande xam nga maçon ku fi maçon mais maçon boo xam ne dañ la jox plan ne la liggéeyal ma benn kër boo xam ne day am ñetti néeg xam nga
nangam 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 am salon nga ne ko fu ñukk dem def leneen Macky Sall loolu la def Macky Sall en 2012 bu ngeen fàttalikoo bi ñu koy jox réew mi booba dañoo jóge ci situation boo xam ne réew mi dafa xaw na sax parce que dernier mandat wu Ablaye Wade dafa xawoon a metti diggante problème mu doomam ñu fab justice bi di ko utiliser jël nit fab réew mi yëpp teg ko ci loxoom ku bëgg ñu ànd ak yow ku bañ ñu sànni la justice bi doxul démocratie amul ñu nasaxal ko Macky Sall bi mu ñëwee réew mi li mu ko santoon mooy ne ko delloo sil ñu la une république delloo sil ñu une république avec les valeurs de la république maanaam mooy lan ñun dañoo nekk ci république nekkatuñu ci royaume république mooy lan mooy citoyen yëpp ñoo yem kepp ñoo yem ci yoon ñoo yem ci école ñoo yem chance moom loolu lañ ko santoon mais bu ne fa ñukk loolu defe ne sénégalais yi mën nga leen nax ci ay tali mu def hors sujet exactement et hors sujet c'est combien mais c'est 0 mais moi je vais être indulgent avec lui je vais lui donner peut-être un 1 parce qu'il a utilisé de l'encre pour écrire n'est-ce pas donc je vais lui donner un 1 mais il peut pas avoir la moyenne parce que moom dañ ko santoon ne ko restaurer les valeurs de la république mu ne ko fa ñukk dem di ñu bëgg a nax ak ay tali encore que tali yooyu dafa am sànq loo xam ne dama leen ko waxul gis ngeen train terre bi muy wax xam ngeen lan moo ci am dëgg ma wax leen ko tey société bi nga xam ne moo jaay Macky Sall train bi ñu koy wax Alstom en France la nekk Alstom dafa commencé woon faillite ba nga xam ne beneen société bu nekk Allemagne bu ñuy wax Siemens buy def aussi ay train nekk di waxtaan ak Alstom pour jënd ko mais ci njëg li bi ñuy waxaale Alstom xeeb trop li ko Siemens di proposer pour jënd ko ñu ne waa mais xaar leen ndaw si bu ñu ko bëggee jaay nañ leen fexe ñu defar ko ba mu jekk dafa mel ne waa ji jaay xar mi xaw a yooyu te tabaski jub si na mu sol ko exactement c'est ce que Alstom a fait ñëw fii Sénégal président France ñëw bés Macky Sall te xam nga ne Macky Sall moom la ñuy bés mais Idriss Seck kenn du ko bés Idriss Seck parce que loo ko bañ nangul ko fulam am na fula mat na kenn du ko bés alors Macky Sall tubaab bi ñëw fii bés ko jaay ko un contrat ne ko kaay nga jënd train parce que ñun dañoo bëgg a jaay suñu société te société bi actuellement njëg li ñu ci fay baaxul gis ngeen instant bi may wax ak yéen gis ngeen yàlla li muy def dem nañu ba signer contrat bi entre ñaari sociétés yooyu bu Allemagne ak bu France bërki démb Union européenne ils ont cassé le contrat bi Siemens ak Alstom signé woon l'Union européenne l'a cassé parce que nee nañ c'est pas normal léegi nag ñun ñu bàyyi ñoo ay train ay xottu train fii ay train yor na dëkk train kese yor na dëkk donc loolu noonu Macky Sall def mais c'est extrêmement grave ba pare réew mu ñàkk comme Sénégal ndóol mais nit àttana fa junniy milliards di ko def ci train boo xam ne 30 kilomètres lay daw mais loolu pour man c'est criminel parce que au même moment dans le Sénégal y a des zones yoo xam ne tey boo fa demee nit ñaa ngi naan ndoxu déeg man maa teg sama bët kenn nettilu ma ko boo génnee Linguère bii nga jëm Matam di nga fa dugg ci dëkk yoo xam ne ndoxu déeg la ñuy naan nga nekk président de la République nga àtt na fa junniy milliards di ko dugal ci ab train pendant que dans ton pays il y a des gens qui boivent l'eau de marigot je trouve que ça c'est même pas une erreur c'est même pas une faute c'est criminel hein c'est même pas une aberration c'est plus qu'une aberration c'est criminel de faire ça te loolu rek benn exemple rek la donc man je pense que aujourd'hui franchement man d'ailleurs damay toog ba mu yàgg des fois quand je vois quelqu'un qui défend Macky Sall damay toog ba si yàgg damay yéemu quoi dama naan mais man est-ce que man ak kii ñoo bokk réew mi ñuy dund parce que man Macky Sall dama gisul ci lan la war a nit war a mën a gis ci moom pour naan mu ngi koy jàppale et puis le pire de tout ça man Macky Sall pratiqué naa ko je l'ai pratiqué maanaam su ma nee pratiqué maanaam moom mooy jëflante na ak moom man Macky Sall recevoir naa ko Matam
parce que boobu dafa bëgg a ñëw di visiter def visite économique gouverneur bi def réunion ak chef de service yëpp ne ñun daal benn projet lañ fi gis boo xam ne vraiment jar naa woon président de la République ñu ne ban programme la ñu ne mooy programme bi fi Adama Sow doon réalisé keroog bi ma gouverneur Matam di woo fi Thiès il était presque 11h du soir ne ma dama bëgg loo jàppoon nga bàyyi ko nga ñëw Matam pour présenter ton projet là au président ma ne ko non mais am na ñu fa nekk nañ ko def mu ne ma yow xanaa da ko def président laa la wax muy ñëw Sénégal mooy ñëw visiter ton projet ñëwal nga présenter ko nga naan am na ñu fa nekk yow xanaa xamoo yow président ñëwal parce que yow bu dul dara sax mu xàmme la xam la man ne ko man loolu moom vraiment yitteelu ma man doomu Thiès laa man yitteelu ma man ne ko waaye dinaa ñëw ma ñëw présenter ko projet bi et tout ça mu woo ministre de agriculture am ne ko je te mets en relation ak monsieur Sow mi pour ngeen xool fa la lépp doxee tàbbi géej mais c'est-à-dire que moom ci boppam moo nekkul nit koo xam ne dafa ubbeeku fi may tëjee xam ngeen Sénégal ñun fii réew mi diine moo ko lay tay foofu nag déglu leen bu baax li ma leen di wax Sénégal diine moo ko lay tay dañoo am suñu ay mag suñu ay maam suñu ay sëriñ yoo xam ne dañoo liggéeyal yàlla liggéey bu wóor fii ci Sénégal jarul ma leen di tudd xam ngeen leen bu baax mais tey dafa am benn mag bu ma wax mu ne ma gis ngeen Sénégal ma ne ko mu ne ma balaa muy naat ma ne ko mu ne ma dafa am lu mag ñi liggéey lal taayee ko Sénégal ma ne ko mu ne ma mais tant que Sénégal amuñu président boo xam ne alxuraan a fees ci dënnam ma ne ko mu ne ma Sénégal du dem. mën naa dem. asalaamualeykum mbooloo mi invité yi ñu yor tey jii di ay invité de marque ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant man nag dama jël kàddu rek pour dalal leen parce que man mii nekk naa ci mag yi nga xam ni ñoo ŋànk commune Thiès Est ci ancien yi dama bañ a wax ne maa ko jiite waande bokk naa ci ñi ko jiite kon ci turum ancien yi commune de Thiès Est ci commune ancien ci turu ancien yi nga xam ni suñu waajur Ngalandou Diouf Boy moo ko jiite ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di amal nag cant ak gërëm comme ni ko suñu jigéen bi waxee léegi Adama Sow lii ñu def sabab bi ci moom la jógee ñun nag du ñu def lu dul waa Salamine sant ko gërëm ko yàgg nañoo jàppale nag du dul tey wante station ba mu féete woon moo ko mayul woon mu fësal nekkinam ci biir parti réew mi parce que Idrissa Seck magam la mosuñoo seetaan nag tey jii bi yàlla defee mu am mën a bokk ñëw na soobu ci arène bi diñ jàppale kon dañ koy wax mu dal ak jàmm ak salaam parce que moom teewaayam ci suñu parti njëriñ lañ ciy gis ñun waa Salamine ñoo koy jëkk jariñoo waa commune Thiès Est ñoo koy jariñoo Thiès moo koy jariñoo président Idrissa Seck bu jëlee réew mi moo koy jariñoo parce que xam-xamam naw nañ ko xam nañ ko te it ñëwam gàtt participer na pa ci li nga xam ni 1 3 15 45 dugal na ci loxoom kon kooku bu ñëwee si ñun du ñu def lu dul sant ko gërëm ko di gërëm nag képp ku fi toog fii di sant ñëpp jotaay di sant di gërëm jigéen ñi nga xam ni Idrissa Seck nee na borom musóor yi ñoo mën borom mbaxana yi te loolooy dëgg tàccu leen seen bopp parce que lu njiig njaaga jigéen ñi ñooy njaag man nag li ma leen di wax ci Macky Sall soriwul parce que Macky Sall moom ku gis bilan rek xam ne amul bilan bu mu présenté parce que ku yàkkamtee inauguré lu parewul xam nga ne da ngay dem ku parewul pour dem da ngay bàyyi ba mu pare nga inauguré mais moom leer na ko ni askanu Sénégal ci juróom-ñaari atam yi sonn nañ ci coono boo xam ni kenn du jël sa carte di ko foye naan danga koy delloo Macky Sall parce que nag damay ragal ni bu boobaa ñun ñëpp ca sëg ya lañ jëm
parce que nag xiifal na askan wi maral na leen rafleloo na leen ñëpp a sonn ku ko wax ak ku ko waxul képp kuy jaboot yëg nga jafe-jafe tey yi sénégalais yi di dund ku ci am mbokk kaw nag ne man doyal nga sëkk parce que foofoo gën a mitti xiifal nit ñi ba pare di leen jox bourse sociale ab sarax la bu ko kenn naw ñetti weer ba ñetti weer ngay jox kërug lëmm ay juróomi junneeg di leen ko naxe jël ay leket ñu jël ay leket indi Cité Lamy di nax nit ñi ay ñaar fukki junni lu mat 40 personnes ba koo bokk wala 50 personnes di leen ko jënde jaaduwul jekkul rafetul dama bëgg nit suy jàppale nit napp may ma jàngal ma nu ñuy nappee ko gën jigéen ñi ku leen jox financement bu baax ñu liggéey moo gën di leen naxe ay lekkat ak këll luñ leen jox lekk leen luñ leen jox jël leen ku leen jox mbubb jël leen sol ku leen fay xaalis dem leen jël leen lekk ku leen jox ceeb jël leen ku leen jox jëwlin jox leen jël leen lépp alalu askan wi la joxuñu leen lenn luñ leen di may lekkat guñ fa sotti xaalis jël leen ko lekk waaye xam leen lenn problème yi Thiès nekk Sénégal nekk ko yeneen dëkk yi àll yi nekk ci Idrissa Seck rek mooy solution bi Idrissa Seck képp mooy solution Sénégal parce que nag ki napp may la ki la jox añ jox la reer bu la diggee ndekki suba nga war koo gëm Idrissa Seck étant premier ministre ku ne gis li mu def Thiès réaliser ko war ngeen a xam ni su yoree réew mi Thiès dina avancer Sénégal avancer parce que nag loolu mu doon def doon initiative bu yam Thiès rek mais dans toutes les régions du Sénégal la ko bëggoon a def jël indépendance décentralisée chaque année nga def ko ci benn région profitoo defar région ba région ba mel ne Palaal nga ñëw defee ko fa dama ni ku ko defoon mandat Macky Sall juróom-ñaari at bu ci defaroon juróom-ñaari région kenn dootul xëccoog moom waaye wax leen ma fan la defar man nag li ma gën a naqari mooy suñu stade bii mu ñu tëjal kenn compétiru ci pendant des années mu ñëw ba ren bàyyi ba élection jot mu ne da koy tijji si te def fa lu dul peinture waa peinture jar na tëj stade ay at privé ko ñëpp Pape Bassirou Diop suñu maire bi am jom am fulla am fayda am volonté daa di defar course ba hippodrome njaw ma kodd ku ne gis na ko gazonné ko ni askanu Thiès jeunesse su Thiès ñëw leen compétiré fii ñëpp di fa compétiré kon yaakaar naa te moom daa tëj ay buntu Idrissa Seck ay nitu Idrissa Seck ubbil jeunesse bi fu ñu mën a compétiré kon yaakaar naa ne Macky Sall bu ñëwee tey ni day inauguré suñu stade bi ñun dañoo yàpp wala daa yaakaar ne waa Thiès dañoo xamul dara te yaakaar naa ne nag kenn nelawatul ñëpp yeewu nañu kon nag li ñu war a yee dafa bari Idrissa Seck nag tey moom rek laa gis muy benn candidat bu mës a taxaw di wut réew ne bu ma ñàkkee sama dëkk bàyyi politique kenn mësu koo wax keroog bañ ko nee président li nga wax erreur la parce que boo nee bu ma ñàkkee sama dëkk bàyyi politique ñëpp yamuñu jikko am nañu soxor ñoo xam ne dañ lay galgal pour nga ñàkk Thiès ndax yow da ngaa gëm sa kàddu da nga koo fonk mu ne effectivement waa Thiès su ma sonnee ba dem kaso tëdd fa juróom-ñaari weer liggéey bu ma def Thiès moo tax ñu tëj ma kon waa Thiès tant que ñu ngi ànd ak man di am volonté di ma renouveler seen confiance ma am volonté nangu ci réew mi teral leen teral Sénégal kon looloo ma ci bàyyi li may wax defuma ci erreur su ma beneen région ma ne jàppale di ma voteel te Thiès falu ma soxlawu ma boobu fal ndaxte kat lu ma dal la majeure partie defe naa ni bëgg sama dëkk moo ma ko yóbbee kon yaakaar naa ni ñun waa Thiès suñu goree dañuy yóbbu Idrissa Seck palais présidentiel de la République buñ ko fa yóbboo nag wàccoog moom bis bu ne ma dégg nit ni waa Thiès wàccoo nañu ak Idrissa parce que mairie yëpp moo koy gagné Idrissa wàccoogulee nag moom xam nga kañ ngeen di wàccoog moom au soir du 24 février ngeen ñëw voteel Idrissa massivement mu génn premier tour battre Macky Sall devant tout le Sénégal. Sabine kontaan naa bëgg naa ba pare yàlla xam na ko
dama ni Sidy Lamine nekk leen nit waa Kees nekk leen nit Macky Sall xam ngeen nit dëkku fi 7 ans la fi def juróom-ñaari at dama leen di laaj nag wax leen ma 7 ans yi lan la fi def ci Kees gii ñi mu fi bàyyi Sidy Lamine gi ñuy bàkkoo lan lañ fi def tali bi nag dégg naa nag ñuy wax tali bi Macky Sall ko fi def xam nga ne loolu ñàkk bilan mënta weesu loolu jël suñu alal di ko saax-saaxee Macky Sall kuy wax ci moom di ko kañ doomu Kees dama lay xool ba càgg sax du ma xam loo ma nuru Idrissa Seck lu ko mënti dal ci àdduna Kees ak ko yóbbee Abdoulaye Wade jàpp ko xañ ko lépp ñu xeex ko ñu xañ ko lépp ndax bu leen fàtte waaye yàggul 44 44 yàggul 44 44 bu leen ko fàtte wañaar loxo Abdoulaye Wade xamal ko ni ne man awma lu dul Kees balaa ñoo tabax fenn tabax Kees ba defe naa ne kooku su bëggul woon Kees lii mu fi def du ko fi def waa Kees di ko tiitaroo Sénégal gépp naa Idrissa Seck lu mu am Kees la ko yóbbu lu mu am Kees la ko yóbbu ay doomu Kees yooyu tey jii war a tiitaroo Idrissa Seck tey ñoo taxaw tey di ko contre tey jii à cause de xaalis Macky Sall dëkk Fatick xamuñu ndeyam xamuñu baayam mais Idrissa Seck Assane Seck ko jur de ñun xam nañu loolu Fatou Diop Assane la ko jur Fatou Diop Assane jeeg ji fi nekk tey jii am na ju bëri xam nañu Fatou Diop Assane de moo am dëgg waaw ñëwal. salaamaaleykum waa Sidy Lamine maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant dafa am benn wax bu ndaw bu ma leen bëgg a wax daan nañu joxe ay leket naan leen leketu kese naxuli bëy da ca def xaalis yaakaar naa ña ñu koy jox ñu koy jël xanaa du ñu ay bëy doo nga ko mën a jël leketu kese naxuli bëy jox la leket def ca dara nga nungu ko bu boobaa yaa ngi bëgg a tudde sa bopp bëy te loolu du yoon ba pare ngeen bàyyi seen xel ne këpptal xam ngeen këpptal dugub dañuy def ci biir këpptal ba du pour picc ya suur déedéet bëgguñu picc ya suur de dañoo bëgg buñ ko defee ñu jàpp leen lekk leen musiba am waaye waa Kees gor ngeen kenn du leen ñaaxati ndax bu dul woon yéen ni ngeen teeroo Idrissa Seck kon tey li ko topp dootu ko topp waaye ba mu dikkee àddina bi yëpp di gis ni ko waa Kees def kenn ku ci nekk nee nga nag caaxaan faaxee nan daw song Idrissa Seck ñëpp daw song ko nanu ñaan yàlla songal ñu ko ba li ñu bëgg mu am ko ñu gunge ko mu dem pale li ma leen ciy tegal lépp nag xam ngeen mooy lan waa Kees nii rek la nit day bëgg boppam waa Kees nii la nit day bëgg boppam waa Kees nii la nit day bëgg boppam waa Kees nii rek la nit day bëgg boppam waa Kees jàpp leen ci nit day bëgg boppam waa Kees téye leen nit day bëgg boppam waa Kees xam ngeen ni leen nit day bëgg boppam taas mbax tasaa mbax saay xam nga ñoom commencé nañu benn liggéey boo xamante ni foog nañ ni naxe la mooy ñu ne dañoo jël ay nit yóbbu leen daaf di leen defal ay lu ñuy tuddee duplicata carte électeur nañ leen ci jiitu comme wax nañ ko ñun ñëpp ku ñu gis koo xamante ni yore na récépissé jotagul carte électeur am nañ ko gàdd ba commissariat c'est-à-dire mu wuti duplicata parce que loolu nag moom mooy politique leneen lu ñu def rek dañ koy yàq beneen bi mooy pourquoi le candidat Idrissa Seck tey Sénégal dañoo jaaxle am problème bi ñu am mooy à chaque fois que vote am dañuy voter sunu xol bàyyi sunu xel jot na nag ñuy voter ak sunu xel bu ñu xoolee candidat yi fi nekk yëpp ñu demee rek sunu xel bañ a demee sunu xol parce que demee xol mooy lan mooy nit ki de neex na ma wala naqari na ma déedéet loolu taxu ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy kan moo mën a yor Sénégal kan moo mën a teg Sénégal ci raay yi kan moo am fulla bi kan moo am fayda bi te loolu mën nañ koo gis ci tey leader Idrissa Seck leneen lu ñu def mooy dugalaat Sénégal ci guuta dugal Sénégal ci guuta mooy dugal suñu njaboot ci guuta
li ñu war a liggéey tey du pour ñun am nañu lu ñu lekk am nañu lu ñu naan ñun ñii fii toog ñëpp Masamba falu wala Mademba falu du ñu teree lekk du ñu teree naan waaye sunu njaboot pour ñu dund ci Sénégal de justice Sénégal de paix c'est-à-dire que il faut ñu teg nit ñoo xamante ni ñëwuñu fi rek pour seen njaboot sunu njaboot toppaat di daw ci seen njaboot ñu continuer ko noonu vraiment il faut qu'on arrête arrêter mooy ñu sàcc sunu 10 millions ñëw jox la 5000 pour nga dem votel waa ji loolu du wax ñooñ ñëpp kenn musu cee maye xaalisam xaalisu nguur gi la ñuy jël politique léegi marché la marché bi mooy lan mooy damay ñëw investir 5 millions nax leen gàddu leen defal leen ay pancarte ngeen dem taxaw di teeru Macky Sall gis ma ni boy bi mooy kan kii am na doole de ñu jël ma def ma leneen ma demaat sàccaat leneen ñëwaat cofalaat leen loolu dañ ko war a bañ jot nañu bañ ko et bañ ko mooy lan mooy 24 février ñu voté massivement yóbbu ñëpp ñu voté massivement pour le candidat Idrissa Seck pour que le 25 dootul am naatable merci wasalaam. Macky Sall le candidat Macky Sall ak ñu koy dimbali les tricheurs yu koy dimbali dañoo planifier des systèmes de fraude massive. Il est clair que Macky Sall ne peut pas remporter les élections au premier tour. Ça c'est clair, c'est acquis d'avance. Mais son problème fondamental mooy nan lay def ba dem au second tour. Parce que bu ñu ko tegee ci yoon rek Macky Sall n'ira pas au second tour. ñun Idrissa Seck la ñuy jàppale. Sénégal yëpp xam nañ ne il mobilise. li koy firndal mooy ces grands politiciens yi nga xam ne ku ci nekk da nga am parti politique bu wér bu am taxawaay ci askan bi ñëw bootu ci ginnaawam. ma tànn ci ñaar rek cité leen pour tënk Pape Diop bu bokk gis-gis tak leen loolu ay ak Khalifa Sall Ababacar Sadikh tak leen loolu xam nga ne ñooñu ñaar rek déjà seen ginnaaw dafa fees dal waaye léegi nag kon Macky Sall moom xam na ne mën na bañ a dem deuxième tour li mu planifié yëpp c'est pour au moins sauver la face egg deuxième tour loolu ñun ñii ñoo ko mën a bañ. Comment xam nga tey dafa sedd ñi fi toog ñëpp dañoo sacrifié pour toog fi parce que dañoo bëgg Idrissa Seck parce qu'ils veulent le changement dans ce pays. Au-delà de votre présence kenn ku nekk ne jàpp ne liggéeyam des na boo ñibbee sa kër na nga fexe ba yokk sa benn carte électeur bi convaincre yeneen électeur le 24 février nañu teel a voter mais aussi il faut penser sécuriser le vote am na solo trop man dama ragal ne benn càcc rek moo leen dese mooy bu ñu voté ba ngoon ñu gis ne tendance yi baaxul ñu commencé nag def forcing yàq suñu bureau de vote yi ba tax na les jeunes ñu ngi leen di ñaan ngeen bàyyi xel bu baax ci loolu. Il est clair que Macky Sall li mu planifié yëpp mënu ko yóbbu mu jàll au premier tour mënul nekk mais bu ñu yàqee suñu bureau yi fañ koy atte ji passé wul conseil constitutionnel te ay gaayam ñoo fa nekk kon nag nañu sécuriser le vote bi ci des nag moo koy terminer mooy vraiment lay bi yomb na kan ngeen àndal Idrissa Seck lan moo tax ngeen tànn ko d'abord parmi les 5 candidats qui nous restent il est le seul Thiessois. Wallahi attaque le loolu il est le seul Thiessois te Thiès a été victime pendant le régime de Abdou Diouf. Thiès a été victime pendant le régime de Abdoulaye Wade. Thiès est en train d'être victime pendant ce régime maudit de Macky Sall.
léegi nag kon ñun ban chance la ñu am mooy reyante fal Idrissa Seck mu defar Thiès à travers Thiès mu defar tout le Sénégal parce que il en a la capacité. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.